ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy revenir encore ci le monde de la presse sénégalaise thème la bu ñuy aborder souvent ndax daf ñu ñor lool daf ñu amal solo du lu ñu war a bàyyi mu nërmeelu. ñun dañu gëm ni presse bi waruñu ko seetaan ci tànk yi mu jëm ndax bari na jeune talent yu am seeni diplôme nekk dans les rédactions ñii di aspirer ngir doon ay taskatu xibaar ngir servir seen réew ci wàllum information te Sénégal war a jëriñu ci seen compétence ñooñu waruñu briser seeni rêve donte presse bi bari na ay corrompu bari na ay mécontent. mais jamono ji mbir yi dafa gën a jéggi dayo ndax li xew ñu ko gisandoo muy kaw Ahmed Aïdara mi démissionné ci groupe des médias gannaaw bu mu jibalee li bees ci dossier Adji Sarr muy audio Mamour Diallo bi fiwte ci revue de presse ñu ne ko tàppit ne doo ko fi waxee. bi yoon daal dañoo seetlu ne loolu daal daa mel ni daa mu ni déglu ba su li ñëwoon ñu ci dossier Adji Sarr ak Sonko feebaru coronavirus bi. ayca xanaa Yacine nu ñuy def ah. monsieur le maire. ñu continuer Vox Populi boobu. wala lire. ma lire Vox Populi. Vox Populi laa la wax. fi ma taxaw nii. gannaaw gi la démissionné waaye du moom dong lañu saboté pour ñi jàpp ni problème gi doxoon diggante CNRA ak des médias fan yéele ci ndax Ahmed Aïdara war naa def revue de presse am déet en tant que maire du loolu moo tax ñu saboté ko à l'antenne. sabotage bi ci kaw la jugee biir des médias bii pa yoonu Babacar Diagne ñëw ci fii daañ ci taxaw ndax dafa am luñ doon laam-laamee doon ko ruumandaat te tey amatul sikki sàkk daañ ci ñëw ndax réew mi aussi faaw ñu bàyyi di afficher indo di dawal kaboy ñu yaakaar ni fa la yam mais beneen média itam muy GFM def la même chose en pleine revue de presse ba ñu yegsi ci mbiru audio Mamour Diallo bi ñu ne ko waat tàppit dagg daal di coupé yéenekaay yi. ab xeex dëju baaxu ci ubbil Source A coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr yéenekaay bi nee nañu am na ca lu ca yees kii di Ousmane Sonko donte kenn convoqué ko sax ndax. transfert d'argent bi wóor Ria seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. lii nag liñ naan wax bu yegg dafa ko moom dafa leer naññi dafa am benn complot médiatique bu am sur l'affaire Sonko Adji Sarr te tey mu ne fang amatul doute. complot médiatique bi mooy lan bu amee benn information boo xam ni tuuma la jëm ci Ousmane Sonko moo xam dëgg la am déet li ëpp ci journaux yeeg télé yeeg rajo yi ñëppay manko def ko à la une ñaar kenn du aay ñu revue de presse ko na ko maire yeeg paa yeeg ñiy xëy di liggéey ñëpp déglu ci oto yeeg marché yi ba ci journal télévisé mbaa rajo information boobu la ñuy ubbee. tuuma yu lalu ci kaw Ousmane Sonko njiitu Pastef ñoo xëy ne fàng ci kaw yëglekaay yi yëpp gën tey ji njiital parti Pastef di Ousmane Sonko ay mbiram ma nga ca yoon journalisé ko moo ko bind ba xamal ñu ne tuumay viol ak menace de mort la ko sennas ndaw su sant Sarr di toppee ba tax mu plainte ko ci section recherche bu gendarmerie. waaye moom Ousmane Sonko day waaw daal di ne naqaru na complot bi nga xam ne kon jàpp ne nag ca kaw la jóge laa la wax dëgg la benn complot bu ñaawa. Début de semaine difficile à Dakar, les partisans de Ousmane Sonko ont envahi plusieurs artères de la capitale pour manifester. ñu àddu jëmale ci mbirum Ousmane Sonko ak njeexital bi mu am cim xel loolu nag moo nekkoon waxtaan bu ñu sampoon tey ci suba ci matinalu i-radio docteur Ousmane Ba ni mbir moomu nag privé la diggante ñaari nit yu nga xam ni bokkuñu tolloowuñu dayoo tolloowuñu am bokkuñu yi tamit niveau social ñoom ñaar. donc bu fekkee ni tuuma la jëm ci Ousmane Sonko situation bi nii lay mel ñëpp nangul ko nag média yi ndax seen liggéey la ñu def donte li ñu gën a xaar ci ñoom mooy bu mbir jibee ñu dem gëstu xool fi dëgg féetee waaye nag bu fekkee ne information bi dafay dëggal mbaa prouver que ne complot dafa am ci mbir mii comme li xew barki démb ci audio Mamour Diallo bi muy xibaar bu kenn du laam-laamee sur 26 quotidiens yi ñu consulté ñun gannaaw bi scandale bi jibee muy bésu mardi 5 avril 2022 ñaar fukki journaux ak juróom-benn ñu yër jàpp leen ñaari quotidien muy Vox Populi ak journal Libération ñoo ci àddu ci lu leer naññi taskatu xibaar yu doon revue de presse loolee ñaari quotidien yooyu jibal ñu coupé leen en direct lii mooy complot médiatique bi nekk di am ci dossier Sonko Adji Sarr maanaam bu dee Ousmane Sonko la concerné lu koy dugal xambaleen taal bi
organiser leen ay plateau invité ay nit ñu wax lu leen neex mais bu dee am na luy nduru lu koy setal def leen silence rajo bu ci kenn wax mel leen ni ku yëgul li xew lii moo nekk dem actuellement Sénégal une presse buy fooye sénégalais yi te ñu ne bu ko kenn wax maanaam ñu bu ñuy lëndëmal yow bu leeral ñun nag dañoo am devoir leeral yu mel nii ndax noppi ci dafay ndiru complicité mënuñu nekk ci réew moo xam ne ñi waroon leeral sénégalais yi la majorité bokk ndax loo gis am na exception mais ñu ci ëpp pour xaalis seeni position ak seeni ambition tax ñuy manipuler l'opinion bu ngeen gisee suñu position ci dossier bii ni depuis le début lii moo ko waral l'information au Sénégal équilibré wul tëddeewul njaaxanaay parce que pouvoir bi fi nekk moo monopoliser groupe de presse yu bëree bëri ba sénégalais bi du jël temps di informé wu bu deful attention ñu réeral ko dëkk bu mel nii nag ku ci nekk ba noppi mën a wax ne pat da ngay doon complice. bu ñu ñëwee nag ci li xew Demba Ndiaye taxaw ci cas bi gën a flagrant muy bu D-Média surtout ak coow bi fi amoon fan yi weesu muy seen signal bi ñu coupé woon ñetti fan ndax nee nañ Ahmed Aïdara warul def revue de presse loolu ñun dañ ci am position suñu position ci mbir moomu mooy dañoo gëm ne képp ku yëngu ci tasum xibaar moo xam ngay journaliste directeur d'une rédaction wala ñu teg la ci bopp benn groupe de presse waxuñu nga yor ndombal tànk mais waroo doon membre benn coalition ba parti politique boo demee bay politique da nga war a démissionner ñun loolu ñu gëm te mbir moomee cahier des charges maanaam kayit bi tënk doxalinu média yi ci Sénégal surtout wàllum audiovisuel moo xam télévision ak rajo xaatim na ko ba noppi régler ko définitivement waaye lan moo xew li xew mooy loi boobee di tënk journaliste bi di tënk kii liggéey ci média moo xam mu am ci ndombal tànk moo xam mu doon ci chef loi boobee duñ ko appliquer mukk ci acteuru média yi ànd ak pouvoir tàmbalee ko ci këru tasukaay xibaar bi nga xam ni mën nañ ni mooy yaayu mboole média ci Sénégal muy RTS ak Le Soleil li xew ci ñaari support yooyu mooy képp ku koy jiite président moo lay nommé moo lay tabb tey boo jëlee RTS ak journal Le Soleil ñaar ñi ko jiite muy Racine Talla ak Yakham Mbaye ñaari militant wu APR lañ kenn ki di Racine Talla rax ci dolli di maire commune bi di Wakhinane Nimzatt bu Guédiawaye lu leen neex mooy jàll RTS ak Le Soleil lu leen neexul dafa jàll te ñun sénégalais ñoo leen di fay li ñu yore ñoom sénégalais ñoo ko moom te mënuñu defal ñun li ñu neex parce que benn buur la ñuy tarbiyu période boobu noonu ani conseil bi war a réguler média yi nee na pat beneen bi gën a doy di waar ba tey RTS journaliste bii di Thierno Amadou Sy en 2018 créé na mouvement politique ngir nee na dafay jàppale Macky Sall ba noppi continuer di présenter journal 20h biñ ko laajee dafa ni journaliste la te am na droit jàppale président Macky Sall te direction générale bu RTS moo ko may. Moi, je me suis engagé, je travaille pour le président Macky Sall et j'ai eu l'honnêteté devant les Sénégalais de dire désormais, sachez que je suis journaliste, formé à bonne école, mais je suis aussi sénégalais. En tant que Sénégalais, en tant que citoyen sénégalais qui a compris ce que le président Macky Sall a fait pour ce pays, je m'engage et je vais l'accompagner. Je n'ai pas le pouvoir de dire, écoute, je ne présente plus le journal de 20h. Mais c'est parce que la direction générale de la RTS l'a accepté. Donc lii yëpp xew na fi ñun suñu position mooy képp ku yëngu ci tasum xibaar moo xam ngay pouvoir wala opposition ba noppi engagé wu ci ab organisation politique da nga war a démissionner ci benn mais liñ dul accepté mooy permettre képp ku yëngu ci média tey jàppale Macky Sall continuer di nekk ci groupe de presse di def sa liggéey waaye bu dee ci opposition bi nga bokk ñu ne déedéet du fi amee lii jaay doole la ndax soit dañuy yemale ñëpp yat bi ñëpp lay laal wala ñu bàyyi ku mu neex def lu mu sentir Ahmed Aïdara warul arrêter revue de presse bu fekkee ni jamono jooju Yakham Mbaye ak Racine Talla ñoo ngi RTS ak Le Soleil di fa dicter seeni loi xañ jàmm journaliste yi fay liggéeyee tënk leen ngir bëgg waa góor lu leen neexul du fa jàll. donc lii combat de principe la bu D-Média waroon mëne mais malheureusement ndeke dafa am lu bari lu ñu réere woon mbir ci loolee la ñuy ñëw. li am mooy gannaaw ba Babacar Diagne génne ndogal nee na Ahmed Aïdara arrêté di def revue de presse gannaaw bañ ko falee maire Bougane dafa génne communiqué moom itam dal ci kaw Babacar Diagne ne ko li nga def du dëgg du yoon mais ndekete wax ji faw ñu koy jibal mu leer Bougane dafa doon affiché indo dawal ka boy
dafa meloon ne ku doon naqarlu affaire bi mais ca gannaaw ma ko doon lal ay pexe ngir mën a dàq Ahmed ci dàq bu civilisé. dàq bu civilisé bi mooy nañ ko bàyyi muy revue de presse mais ak ay ndëgg sërëx. période bii nii Ahmed Aïdara moom xamul li xew xamul woon ni sax biir des médias dañ fiy aaye kuy wax waxi complot contre Ousmane Sonko. décision bi yenn médias yi jël ne lépp luy feeñal wàllum complot duñ ci wax groupe de presse bi itam ci loolu lay dox Bougane da koy bañ. lii moo waral bésu mardi 5 avril 2022 bi Ahmed Aïdara di def revue de presse ba yegsi ci son Adji Sarr ci audio Mamour Diallo bi fekkoon na waa régie ñi nga xam ne ñoo gérer technique bi jot nañ ay instruction yu leen naan bu yegsee ci loolu rek nañ ko dagg buñ ko bàyyi mu wax. dégg nga su ma li ñëwoon ñu ci dossier Adji Sarr ak Sonko. feebaru coronavirus bi. ayca Yacine nu ñuy def ah. monsieur le maire. ñu continuer Vox Populi boobu. wala lire. ma lire Vox Populi.